mon commissaire ñu wax ba tey si le cas Assane Diouf gis nañu moom tamit police ñëw jël si ko à 5 heures du matin si këram est-ce que c'est normal à cette heure la police di débarquer kër nit défoncer la porte rajaxe fa sans mandat de dépôt est-ce normal. yow xam nga description bi nga def man moo ma xaw a nga défoncer la porte. c'est ce qu'on a montré sur les vidéos. en plus moom vidéo live la doon def. waaw. défoncer la porte rajaxe ko c'est-à-dire il faut pas que ñu ko fin xam nga dugg ci heure yi wax heure légale heure boobu dañ ciy dugg kër nit. ah bon 5 heures du matin. si ban contexte. suñu nekkee ci flagrant délit ñu am li nga xam ni yow mii def nga ko te yoon daf la war a topp suñu demee ba ñëw sa buntu kër 21 heures jot def naa ko ñëw dox dëkk ak dëkk laa wax di jëli nit Dakar ba Kaolack ak si 21 heures passé ma goor ci buntu këram di xaar 5 heures du matin 5 heures du matin jot ma ne ko koŋ mu ubbi ma jël ay liif këfin su bañoon ubbi tamit dinaa dugal samay pexe alkaati su ma xamee ni mu ngi ci biir te moom yoon dama ko war a arrêté wow ma ko pour laaj ko dafa def lu ni weng ba fee yi ñu ngi fii ci biir fee yooyu dama ñëw pour arrêter que ñëw ma ko wax est-ce que s'il te plaît dama la war a arrêter non les faits sont là il doit répondre de sa responsabilité su ubbiwul naa ko jëli. même ça fekkee c'était juste benn vidéo boo xam ne. y a pas de juste la loi interdit des choses yoon wi dafa naan ku def lii yoon dal na sa kaw. foofu la alkaati ak gendarme ak magistrat di daje. ki def lii yoon daj na ci kawam mais yow nag ci sa analyse u citoyen bi nga xam ni ay état d'âme ak ay émotion ngay fonctionner ak ay yërmande ay ceci cela yow da ngay situer foo ko mën a wutal excuse. donc si cas Assane Diouf police bi policiers yi nu ñu débarqué këram loolu la loi ne l'interdit pas aussi. la loi n'interdit pas police ni mu wàccee këram la loi n'interdit pas qu'on l'arrête parce que il a fait quelque chose qui a motivé cette action-là loolu moo ko déclenché action bi. bis bu nekk ma dégg li mu naan le procureur n'a qu'à s'autosaisir dafa mel ni loolu woy la fi Sénégal actuellement. mais sur ce cas Assane Diouf sax gis nañ que c'est le procureur moo demandé arrestation bi. vous voyez un peu ça donc dépassé na niveau bi nga xam ni officier de police judiciaire bi nga xam ni moom mooy au départ te mënoon na ko def procureur mën na ko bañ a ko fi mën naa gis li mu def rek. ma dem toog buntu këram bu 5 heures du matin jotee ma arrêté ko. donc su ma la déggee mon commissaire donc même sa fekkee yow da nga nekk sa biir kër wala sa benn lieu privé boo xam ne di def ay vidéo yoo xam ne naka sa du noonu wala nga si wax yoo xam ne tegginu wala di inciter à la révolte. Wow. Police am na droit à n'importe quelle heure mu débarquer sa biir kër recueillir la. bu baax a baax parce que ni nga fexee ba def ko su fekkoon da nga ko def rek sa suufu taabal bii. di ko def yow kott xool ko kenn fekkewul sa jabar gisul wala sa jëkkër gisul wala keneen gisul sa affaire bopp la kenn fekkewul kenn xamul li ngay def yow yaa ko xam c'est ton petit plaisir malin yaa ngi koy def ci biir ruq bi fii mais soo ko defee génne ko daal di koy def benn dessin daal ko affiché ci mbedd mi yaa ngi commencé tooñ te tooñ nga soo ko defee dugal ci benn système de communication bi nga xam ne kële da koy gis kële da koy gis dugal ko ci réseau yi dugal ko ci yeneen système yi nga xam ni da nga koy échanger li ñuy wax partager léegi li ñuy partager man ay bien matériel laa ci xam mais léegi lépp la ñuy partager ba mu nekk sur l'espace public loolu la ci fekk yow la su fekkee li nga def yoon daf ko tere bis bu nekk nit ñi publier fii ay trucs yi nga xam ni au contraire da leen di féliciter kenn du leen wax dara. ñi nga xam ni dañuy partager li nga xam ni au contraire dañ leen di féliciter kenn du la wax dara soo defee ba police jóg ni kii kat il faut ñu arrêter que surtout ci contexte bi ñu nekk nii c'est que yow yaa yóbbee sa bopp loolu. et dafa am ñi nga xam ne dañuy profiter ci benn situation bu siiw def ba am ko fi nag léegi. di victimiser wu di victimiser wu di yóbbu nit ñi ci ñu accompagner leen ci li nga xam ni ñoom la ñuy jàmmarloo ak yoon c'est pas bon.
d'accord ñu desandi ba tey police bi ak rëkk-rëkk yu muy am ak askan bi par rapport ak exercice de ses fonctions gisoon nee na fan yee passé lu fi xewoon avec la famille ñi ngi ci wàllum couvre-feu non respecté bu ñu sukkandikoo ci communiqué bi nga xam ne moom la police def foofu aussi ñu gis incident bu doy waar parce que gis neen policiers yi daw ba dugg biir kër jàmbur aussi vidéo yi di circuler xam naa ne moom commissaire gis nga yooyu vidéo ñu saccagé kër bi complètement dóor leen ba seen yaram yëpp presque mu yàqu ñu recueillir la personne boo xam ne moom lañ soxla woon yóbbu ko à la police est-ce que loolu c'était normal dem dàqee nit ba dugg ba fekk ko biir këram jël ko juste pour mbirum couvre-feu. bon amul excuse ci nit def li nga xam ni dafa jaaduwul waxuma yoon de dafa jaaduwul ci doomu aadama y a pas d'excuse. amul excuse ci nit ci biir liggéeyam mu outrepasser li nga xam ni yoon permettre na ko amul excuse ci situation bu mel nii ñuy wut layyil ki nga xam ni dafa dugg ci kër jàmbur dóor ay nit ci contexte bu mel nii am na nag ay débordement yi nga xam ni nit ñi dañuy dem ba réer ci seen biir exercice su métier. tant plus policiers yu keroog ils étaient en civil. tant plus ba ñu eggee la personne sax ne leen du man maa génn. loolu aussi est-ce que tamit dañuy réer ci fi ñu taxaw. ci jamono jii ñu toll. war na servir de leçon ñoom ak ñeneen ku def loolu da nga réer parce que amalu la njëriñ yow mi koy def. au contraire da nga wane sa limitu nit moo tax man la ñun ñëpp ay nit lañu. wane woo sa limitu sa capacité alkaati da nga wane sa limitu nit ça veut dire sa nitu bopp moo feeñ foofu. il faut que police bi taxaw ci déceler faiblesse yu mel noonu te dafay am. depuis toujours bu dul Covid bu dul leneen day am nit ñi nga xam ni soo compter 1000 alkaati yi di nga ci get 3 4 5 10 yi nga xam ni dañoo am ay tendances particulières di def li nga xam ne dafa dëppoowul ak yoon ci yeneen façon sax yu dul yii. ci tendance particulière yooyu aussi nemmeeku neen aussi jamono Covid bi policiers yi dañoo jël rek di civilu di dugg ci biir kër yi walla sax di interpeller nit ñi ci mbedd mi par rapport à port de masque est-ce que sax jaadu na policier bi nga xam ne solul teneem wanewul kartam di interpeller nit. man xaw ma policier bu solul teneem moo wanewul kartam policier bu solul teneem buy agir dafa war a identifier wu. moyen bi mu war a identifier mooy wane kartam décliner identité am justifier ko. film yi sax da nga koy gis. ku def lu dul loolu defoo li yoon. maintenant prescription yi nga xam ni ñoom mooy seen responsabilité muy ki takkul masque dañ ko war a teg li nga xam ni moom la yoon prévoir que ñu takku ko masque ñu teg ko ko. boo demee ci yenn réew yi mesure yooyu yëpp boo ko enfreindre dafa am ay daan yu ponctuel yu lay xaar. ay mesure la ñuy jël pour yow immobiliser la pour que nga bañ a dem feneen. fay loola xaalis yu bari fii xëy na àgguñu foofu mais yeneen comportement moo ci ñëw fii lii dañ ciy jàngat effectivement bu fekkee ni ay nit dugg nañ ci biir ay kër dóor ay nit. gaañ leen seen jëfu bopp la ñu def loolu du police. il faut que ñu séparer loolu du police. man munuma en tant que chef de police dajale ay éléments naan leen bu ngeen demee fële Bagdad na ngeen dugg ci kër yi ku deful nii na ngeen ko duma na ngeen ko kàcciri na ngeen ko existé wul si fi ngay joxe nag consignes yi da ngay malheureusement da ngay tomb ci benn germe bu négatif ñetti nit dajaloo rek nekk benn bombe dugg ci terrain bi def li nga xam ne mënuñu ko laaj fenn je crois que seen chef yi ñu may dégg dinañu am la juste mesure des conséquences de ces comportements-là sur l'image de la police, sur l'image de la gendarmerie, sur l'image de toutes les forces qui interviennent sur le terrain là et consorts, que liñ ci jàngate
permettre su ëllëgee bu dul situation Covid bi sax ñu éviter yenn bavure yu mel nii. Mon commissaire pour conclure rek lan mooy retardel à chaque fois policiers yi nga xam ne dañuy am bavure yu ñuy def ci population wala sax dem ba faat leen parce que ay exemple yu ne fàng mu ngi fii parce que bu ñu jëlee rek le cas de Abdou Karim Yat nga xam ne rek dañ ko jëloon rek dóor ko à la police séjour am ba mu fa am ay séquelles ba tey plainte am baa ngi nii mu ngi ko teg ci table bi kenn réagir aussi ñu gis ne aussi ce qui s'était passé à Kolda avec Dominique Lopi nga xam ne dafa ñàkk sax bakkanam ci affaire yi police ak yooyu noonu ñu gis ne de ay exemple yoo xam ne rek bi lon ko lim du jeex lan moo tax policiers yi wala gendarme yi ñoom bu ñu defee faute lourde rek pour ñu mun leen traduire en justice muy compliqué est-ce que loolu rek dafay signifier l'article 60 du code de justice militaire bi nga xam ne moo xaw a contraignant par rapport ak mbir moom la. mais vous savez damay gis rek tout à l'heure maa ngi déglu rajo bi ñuy wax naan waa ji rayoon chauffeur taxi bi 2016 ba léegi kenn atteewu ko yaa ngi koy fàttali ko Almadi waa ji rayoon chauffeur taxi bi deful scandale civil la rek bu def loolu fii ak 10 ans mën nañ ko bañ a àtte pourquoi parce que yoon dafa am doxinam yoon du doxee ñi nga xam ni dañu bugg rek mu doxee ni ñu bugg mu doxee ka te nit ñi dañu war a jiital confiance ci bàyyi lu nekk rek ñu bugg mu doxee ni muy doxee soo ñëwee ci kaawu alkaati yi na nga retenir ni da nga ni alkaati bi ci biir mission loolu rek dafa imposer état bi mu settanti bu baax a baax nan lay gérer alkaati bi nga xam ni dafa nekk ci situation ñu encadrer loolu loi encadrer ko